la leen metti moom mooy daal salaire yi nga xam te ni moom la ñuy jot te matew leen benn yoon nañ ci ñëw ci biir jotaayu xabaar yi buñ ca paree dañuy dem ci lu jëm ci autosuffisance alimentaire ca vallée bu fleuve Sénégal ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàllum mbayum ceeb mi nag ay jafe-jafe la ñuy jànkonteel ndax nag ba léegi ñu ngi xaar ay dige yoo xam ne furaas daal di xiddeem jóge ci nguurug Macky Sall ñoom nag fu mu ne nii nee nañu yàq wala sax ñàkk yi nga xam ne moom la ñu ñàkk ci at mi bëgguñu ko ñàkkaat ci at mi ñu jëm ci wàllum mbay mi ba tax na daal mbay mu barkeel te am solo la ñu fas yéene daal di sumb ak jàmm dinañ ci ñëw ci biir jotaayu xabaar yi daañu ci toftal xibaar yi biti réew li ci yéenekaay yi lañu fas yéene yëkkati jotaay bi ñaanal te mbokk yi lee fi gën a fës léegi-léegi ñëw ak yéen ci faram-fàccee gi. ñeenti téeméer ak juróom fukki million ci suñu ay koppar loolee nag la njiitu réew mi daal di jagleel lu tollook ci ñaar fukki junni ak juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent ci ay jakartaman maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàllum ndawalum Jakarta loolee nag doon loo xam ne ni am yàq la bu ñu sukkandikoo ci kii di Alassane Gueye moom ak économiste la gis ne ne mbir yooyee daanaka amalul benn njëriñ ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw yi njiitu réew mi nag faaw mu soppi li nga xam ne moo di doxalinam du samay kàddu ay kàddoom la ba tey muy wëyal di gis ne daal faaw mu daal di jéemaat beneen pexe lu jëm ci li nga xam ne moo di xëyum ndaw ñi fii ci Sénégal ñu teewlu ay kàddoom jokkoo na ak Moussa Sène. dañu njëkk a naqaru le fait que le président de la république ñu démentir ko en public ne dafa génne xaalis bu bëri jox ko jeunes yi préfet bi génn xaalis ñëwut foofu rek bu ñu nekkoon pays de droit li njëkk a am rek mooy ñu interroger Mansour Faye d'abord je me demande procureur lan mooy liggéeyam je me demande yeneen structures yi nga xam ne ñuy saytu wàllu financement yi lan mooy seen liggéey loolu mooy li njëkk a naqarlu ñaareel bi mooy Mansour Faye c'est pas la première fois mu def lu mel nii wàllu corona bi defoon na lu mel nii ak marché bi tey jii nii defaat na marché bu mel nii cela veut dire que Mansour Faye n'est pas clean Mansour Faye setut ñun nag en tant que économiste dañu jàpp ni emploi kenn du ko créer di génne xaalis emploi mooy créer xaalis te it bala ngaa créer benn emploi li nga war a njëkk a def mooy nga def étude d'impact waaye Mansour Faye day jël ay dossier di taf yëngal di génne xaalis di ko dugal foo xam ne faa dugg loolu nag dafa war a am audit ndax vraiment métti na ñëpp léegi nag moom soit justice day am pour ñëpp wala justice bañ a am pour kenn waaye depuis Mansour Faye bi fi nekkee ba léegi ñëpp xam nañ ni day lubal xaalisu askan bi day lubal économie Sénégal d'ailleurs sax moo tax économie Sénégal lu tax mu dellu ginnaaw Mansour Faye si la bokk ndax moom bii jël du jël ay millions ay milliards lay jël bon on interpelle le président de la République Macky Sall on interpelle aussi OFNAC on interpelle aussi tous les organismes yi nga xam si nii war nañ si def seen liggéey ñu def si liggéey bu mucc ayib ndax nga mën a jëlee 450 millions de francs CFA benn jakartaman di laal ay 21 800 lan lay jariñ. ñu wax nag ci ñi nga xam ne ñoom ñooy syndicat enseignant bu union des travailleurs du Sénégal la leen métti nag moom mooy ndàq mi nga xam ne ni teguñu ko fenn jamono yi mbas mi di Covid 19 gis nañu ne daal faaw ñu daal di xoolaat bu baax a baax doxalinu ñi nga xam ne ñoo di seen ay njaatige ndax ñu ngi leen di lor bu baax a baax secrétaire général bu boobu lépp syndicat nag daal dina gis ne daal ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeykat yi ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe jëm ci li nga xamante ni moo di seen nag digg ak ñi nga xam ne ñoom lañu koy jëflanteel Aliou Ndiaye la ñuy teewlu ay kàddoom daal na ko dénk suñu naataangoo Théodore Semedo. xol yi mënuñoo neex parce que gis nañu li ñu dund gis nañu ay milliers de travailleurs ñu dàq leen ci entreprise yi gis nañu liggéeykat yi du dund ay chômage technique ay poñ yoo xam ne état bi daf ko signé woon ak jàngalekat yi depuis 2014 boobu ba léegi nag mu waroon ko jëfe te jëfewu ko ñi nga xam ne ñi aussi dañoo nekk ci paj mi la ñu signante woon ak état bi ñuy wax état bi loolee na ko def collectivité locale yi aussi liggéeykat ya dafa am loo xam ne li daf ca warloo état bi loolu ñu ne na ko def mu fekk si nag convention collective nationale professionnelle yi nga xam ne dañoo obsolète moo tax ñu ne yooyu yëpp dañ ko war a saytuwaat xoolaat inspection du travail ñu yokk personnel bi jox leen ay moyens jox leen yeneen pouvoir ba nga xam ne bii lu mel ni ay salaire ak accessoire de salaire conflit bi bu accès ci ñoom ñu mun a
imposer patron bi mu fay ko foofu mu bañ a dem ci tribunal ci juge de fond ba parce que gis nañ procédure yi ni muy durer auprès des cours et tribunaux ñuy lancer appel it di wax ne réew bu amul souveraineté alimentaire mënta am indépendance si leneen loo xam ne lii dafa dëppook chômage jeunes yi ñuy wax li koy mën a dindi mooy industrialisation économie bi moo tax ci loolu UTS di woo organisation syndicale yi parce que kat li ñu yëkkati mooy xeex ak yelleefu liggéeykat yi war nañuy mën a toog ensemble di concerté wu ñun ñëpp di xàccandoo di dóorandoo et yaakaar naa ne bu boobaa lañ ñuy gën a may xel bu boobaa lañ ñuy gën a jox suñu gëdd. doon naa leen ko junj ci ndoxteelu xabaar yi di ñi nga xam ne ñoo yëngu ci mbayum ceeb mi nekk ci vallée du fleuve Sénégal ñoom nag gis nañu ne daal ba léegi lu jëm ci ndig ya nga xam ne ñi njiit yi digoon nañ leen ko gisaguñ ci dara France daal ci dem ba tax na bëri nañu lool ay yàqu-yàqu waaye nag teewul tey la ñu gën a mën a dogu ndax bëgg nañu nag daal di dem ci mbay moo xam te ni dina barkeel lool te naat ci at mi ñu nekk kii di Daouda Faye moo yore seen kàddu daal na ko denk suñu naataango Gabriel ñoom ñiy yëngatu ci wàllu koom-koom bi jógee ci biir géej gi ñooy sàkku ñu teg seen loxo lii mu bateau yi napp ci sunu géej gi. waruñu ne dañu war a laaj rek gaal yi nga xam ne ñooy saxaar yu mag yi laaj seen licence mais napp cosaan gi gaal yi ci nekk war nañu xam ñaata lañu xam nga tey mën nañ la wax benn gannaaw suba ñu la ñaar gannaawaatu suba ñu la ñett mais yooyu yëpp dañu war a publier ko nit ñi xam ko ba xam lan la géej gi attan at lan la attanul. ci gis-gisu ñoom ñi yëngatu ci wàllu jën wi conseil présidentiel bi njiitu réew mi na ma amal te jagleel ko napp gi du dara lu mooy ndaa wu ñu tojoon bëgg a tabaxaat beneen ndaa. napp gi sooxe na moo tax mu woote ndaje bu mel noonu mais dama leen di fàttali rek ne ndaje mu mel noonu du tey la mas a am mas na am fii ci Sénégal président Macky Sall bi mu ñëwee ci nguur gi dem na daje ji at nappkat yi at ñiy liggéey ci géej ñëpp ca Kayaar ñu waxtaan fa waxtaan yu yàgg mu am njëriñ yu mu jur waa tey est-ce que loolu waruñu ko xayma Abdoul Mbaye ancien premier ministre dirigé na fi conseil interministériel sur la pêche. ci gis-gisu ñoom ñuy yëngatu ci wàllu koom-koom bi jógee ci biir géej gi bépp xeetu ndogal bu ñu mënta jël te jubluwul ci delloo ci jën wi day mujjee nax saay. joxe ay moteur bonul nit ñi sol ay gilet de sauvetage baax na mais loolu yëpp bu amee te jën wi amul man dina ma jaaxal loolu ñu joxe ban njëriñ la am. Mbour Thierno Daf Walfadjri. mu nga kon seetlu ngeen ko kon reportage yu Thierno Daf la ci ñi nga xam ne ñoom ñooy professionnel wu lii di wàllum napp gi di pêche bi foofee ca Mbour ñi nga xam ne nag bëgg nañu daal lépp loo xam ne ay gaal la yu nekk fii ci Sénégal di fi napp ñu daal di ko xam ko ràññee ko fu mu ne nag nee nañu daal njiit yi la ñu war a mën a sóob moom mooy seen i ay jafe-jafe waaye xaartuñu leen benn yoon ñu leen di digga yeneen digga encore di ko teg si dikk yi nga xam ne ni moom lañ leen jot a def ba noppi te ba léegi dara tegu si. ñu delluwaat ca vallée du fleuve Sénégal ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yëngu ci wàllum mbay mi doggu nañu ngir amal ab mbay mu am solo te naat ci atum ren ji am nañu nag ay jafe-jafe yoo xam te ni ñu ngi koy faral di wone bokk na ci lu jëm ci li leen njiit yi war a kon jàppale waaye nag nee nañu daal lépp lu ñu yàqule daaw ren ji fas nañ ko yéene daal di ko mottali ñu teewlu ci kii di Daouda Faye mi yëkkatee kàddu dénk suñu naataango Daouda Gabriel Barbier. ñu jaaxal 2 milliards yi bi ñu ko waxee ca nawet ba léegi 1 milliard ministre de l' agriculture moo taxaw à la rajo wax ni daañu leen jox 1 milliard beneen milliard bi dina ñëw fan yi de moom ma ngi bëgg nekk juróom-benn weer wala juróom-ñetti weer te fii mu ne xaalis boobu ba ñu ko diglee am na ñi nga xam ne tey bay nañu seen tool ay privé ak ay section bay te amuñu woon intrant ndax crédit bi dafa amoon problème. ba ñu béyee ba pare xaalis boobu la ñu yaakaaroon tey bu jënd ci engrais jënd ci yeneen def ci leneen seen i tool yaa ngi fi toog ba léegi amuñu engrais te seen i borom amuñu luñ ci def ñu ngi toog di xoole tey nag ministre de l' agriculture dama yaakaar ne bi ñu ko nommé ministre de l' agriculture ba léegi ñu wax autosuffisance en riz nga nekk ci diggante lu masul ñëw lu dul waalo benn yoon la ñëw waalo
bañ ko nommé ministre de l'agriculture yooyu benn yoon lañ ko mës gis bañ nañ ko bon ko bëggee gis noo ko fekke Dakar ànd ak sëriñ bi ci barke sëriñ bi nu dem pour wax ak moom bu nu waxee la 1 milliard ba génn 1 milliard bii des nag wax dëgg yàlla sonn nañu te bëgg nañu àggale suñuy tool te amul luñ ko àggalee tey si tey daara nekku fi yaakaar naa ne nag recevoir politicien ca bu jógee Dagana ca palais recevoir baykat bi dundal Sénégal ga gën te au niveau de Dagana recevoir nañ fi ñaari yoon bay politiciens yi baykat yi depuis Macky Sall toog ci réew mi ba léegi CIRIS interprofessionnel la Sénégal yëpp kuy bay ceeb ci nga bokk CIRIS demandé na président de la République audience depuis mu falu réew mi ba léegi mënul sotti jaar nañu ci autorité politiciens yi nekk ci département bi yëpp darul mënul sotti wax ji mujj Fuuta Tampi Dagana maayi Fuuta Tampi Dagana maayi Fuuta Tampi Dagana maayi ñun baykat yi noo ko wax Dagana dee noonu 8 amuñu dara xiifa nga nuy rey amuñu lu nu wooree amuñu dara woor ba ngoon jot togg ndogu tibb ci reer tibb ci ndékkee fi ne amuñu dara sonn nun mag ñu dem ca Louga ab quartier gi nii ay njaboot daal di fa dëkk njaboot googee nag bañ fa nekkee léegi ëpp na ñaar fukki at waaye nag gis nañu ne daal ñi nga xam ne ñoom ñoo di seeni njaatige maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca municipalité ba dañ leen a bëgg jëlee ci dëkkuwaay yooyu nga xam ne nii sa la ñu nekk fu mu ne nag ñu nga bëgg daal lépp loo xam ne nii jëm na ci wàllu wi ñi nga xam ne ñoom ñooy njiit yi daal di ci jàpp ndax nag nee nañu bu ñu foqatee seen suuf yooyu dañ ko fas yéene daal di joxaat ñi nga xam ne ñoom ñooy conseillers municipaux yi suñu naataangoo Omar Kay lañ ci àndal. ñàkk am lu ñu fayee location waraloon famille yu bëri daal di ñëw fàkk dëkk fii ci Madina garage fare ci sud ouest bu commune bu Louga ci famille yooyu bëri na ci ñoo xamante ni municipalité bi da leen a yóbbu ci yeneeni site yu ñu aménagé waaye am ñoo xamante ni ñoom dañoo lànk ne duñu fa jógee ñoom ñi nag nee nañ li ñu bëgg moo di ñu daal di leen di régulariser fi ñu nekk ndax fii ci Madina garage nee nañ am na parcelles yu doy ngir ñu mën faa dëkk. waaw kër lañ bëgg comme ñëpp te fii ñu toog lañ bëgg kër. yàgg nañ fi trop. boobu benn boor na amu fi ñu dem ba nga xam ne tali bi ñëwoon rek ñu commencé ku gis ne fii am na jëmukaay ñëpp fekkoo ñun dañ koy nangu suñu force ñun naat dañ ca bañul dara ndax doo toog site boo xam si nga yàgg fay ati at ñu bëgg laa buddi yóbbu la ci tout sa dëkk ba ñu jël ay patron ay kii yëpp teg leen fi ñu ñëw yi dool duñ ko nangu. ñoom chef de famille yi nee nañ xalaatuñu benn yoon di nangu ñu leen di yóbbu foo xamante ni mu di ndox di courant dara amu fa. ndax xale buy jàng CP1 ba dem commune ba dem lycée di niitoo sondeel ba tey nga ni yaayam da nga koy delluwaat ci sondeel kooku mënul nekk. mairie bu Louga nag nañ joxañ baaraam jàpp ne li ñu bëgg moo di jële leen fi ñu nekk ngir man koo jox ñi nga xam ne ñoo di conseillers municipaux yi. Moustapha Diop ak ay nitam. ñoom ñoo ñëwoon fii toog ci ñun ne nañ leen jàppale pour bu ñu amee may ñu. li fi ne 65 parcelles ëpp na foofu waaye ñoom nee ñoom conseil ñoo koy séddoo ñu nekk yéen su conseil ba démb ñaay ngeen fekk ñu toog fii ngeen ne wote leen ñu bu ñu wootee ñu may leen fi ngeen dem ba am doole ngeen naa dañ ko utiliser loolu mënuñu ko nangu. naqarlu nanu tamit ñàkkal solo gi leen autorité administrative yi ñàkkal solo ndem sax fëgg nañ seen bunt ba tàyyi ngir bëgg ñu ut solution ci jafe-jafe yi nga xam ne ñoom nañuy jànkonteel. Oumar Kayre Louga Walfadjri. jërëjëf Oumar Kayre ñu daal di nag dem ca mairie bu Bambilor ki nga xam ne nag moom mooy maire ba ñi di njaboot yi yor sax njabootu Xayri Diène ak ñoom fu mu ne nag jafe-jafe am na ci seen digg njabootu Xayri Diène ak maire ba di Ndiagne Diop coow daal dina jóg ci seen digg ndax nag ay suuf yoo xamante ni ñoom njaboot ga yaakaar nañu ne dañu ko bëgg a foxati seen loxo wañ ko Ndiagne Diop nag daal dina ko wedd ba mu set wecc tey sàkk su ñoom nag ñu àndaak ak dal te bañ a dugg ci li nga xam ne nii moo di coowal suuf soosee ndax buñ ca demeek ñu moom rek ba moytuwul dinañu leen gagné ci wàll wi Ndiagne Diop lañuy teewlu ay kàddoom yemu dénk suñu naataango Najib Sagna. bu ñu nax ñi coopérative nañu xamal ne ñooñu amuñu fa suuf et je demande aux coopératives li ñuy wax ci Oumar Gueye naa ne pour rien Oumar Gueye jëlul suufu jàmbur tëyul këyitu jàmbur parce que nag ku ci ne day laloo loxaam ci biir bàmmeel te bu dëgg jotee nañu wax dëgg te yàlla tax la communauté rurale de Sangalkam naa ne pour rien que muy Oumar Gueye président du conseil rural de Sangalkam Ndiagne Diop premier vice-président du conseil rural de Sangalkam problème bi 2009 la délibération yi ñu am 2009 la délibération yi ñu am ci tooli jàmbur lañ ko def fi ñu basé wu mooy seen maam Xëri Diène moom suufu waye mbaam njaxiraat ba waye mbaam mais loolu engagé wul Oumar Gueye
engagé wul Ndiagne bloqué wu ñu seen benn këyit bloqué wu ñu seen benn dossier dañu amul suuf may demander nag ñi nga xam ne ñooy coopérative je suis prêt à les rencontrer recevoir leen su dee am na benn document bu ñu ma mën a présenter si li bokk ci commune Bambilor wala li bokk ci commune Sangalkam je les défie. mbokk yi foofu la ñuy daal di jaar